gi baax na ci gune kër gi dalee nag jàmm ci télévision Futur Média seen émission sama kër télévision Futur Média di nag télévision seetu askan wi moo tax nag ci ñaareelu pàcc bu ñu jagleel émission ci wàllum urbanisme ak lépp luy jëm ci wàllum xeetum dëkkuwaay yi luwaay yeeg yi ni mel dañ leen ne woon ne leen danañ leen indi ci biir Grand Médine pour vous montrer un peu naka la ñu rek daal di structurer Grand Médine wax aussi ci population bi fi rek daal di dëkk ak yan solution la ñu indi pour restructurer donc Grand Médine maanaam jox ko këyit yi nga xamante ni ñoom ñoo war pour ñu mën a def bu ñu mën a am dëkk bu nga xamante ni dëkk bu tegu ci yoon la moo tax nag tey jii seen émission sama kër ba léegi dañuy ànd ak Alioune Badiane waxoon naa leen ko urbaniste la xelam dafa màcc loolu ci wàllu woowu moo tax nag ba léegi ci deuxième émission bu ñu jagleel urbanisation seen émission sama kër dañuy ànd ak moom. Alioune Badiane maa ngi lay nuyuwaat. maa ngi lay fay di la gërëm bu baax a baax ci li nga nangu ànd ak ñun ngir ñu ñëw fii ci Grand Médine pour expliquer un peu li nga xamante ni moom moo xew fii nii. bu ñu boo gisee environnement bi nii lan la lay jox. Dieynaba lii nekk na dëkkuwaay bu nga xam ni métti na pour ñi nga xam ne ñoo fi dëkk métti na pour seen i njaboot métti na pour ñi nga xam ni ñooy seen i kilifa. ñoo seen administration ñu leen war a gérer fii ñu ngi nekk ci Grand Médine boo gisee sele bi yoon bi nga xool sa càmmoñ xool sa ndijoor xool sa kanam xool sa ginnaaw oto mënu fi dugg fii bu amoon tey jëya ju fi xew kenn ñaanu ko ambulance mënul dugg pompier mënul dugg yàlla def na xaj na peut-être situation bi changé na tuuti nekk na en dur mais nag ba tey nekk na li ñuy wax bidonville. gis nga Dieynaba bidonville soo ko gisee. ci ñun Nations Unies bañ fa nekkee nañ ko définir woon. waaw mooy ñu nga xam ni. seen i këyit ci en matière de dëkkuwaay. leerul amuñu këyit. bu nga xam ni titre foncier. wala benn titre bu nga xam ne la mën a tax ñu dëkk. mais nan la ñuy créer justement bidonville. c'est-à-dire que bidonville donc dafa nekk loo xamante ni yow da ngay ñëw rek mu neex la mu soob la rek. nga sanc fa ab dëkkuwaay. déedéet même bidonville yi. am na ñu nga xam ni ñoo fa nekk. ñu nga xam ni ñooy dalal nit ñi. comme niñ ko waxee. seetlu naa ni fii ci Grand Médine ñu ci bari ay pulaar lanu. pulaarophone lanu. seen mbokk yi bu ñu ñëwee bëri nañ fi nag. dañ leen di teg ñu dajaloo. ñu dalal leen. am na ci ñu nga xam ni ñu bari dañuy loué. dëkk ñu fi ba keroog ñu mën a am. occasion pour am kër. mais nag bidonville yi soo gisee tamit am na ñu ne ci ginnaaw. di ko doxal di leen jaay ay parcelles ak di kati te loolu. nekk na lu nga xam ni jaaduwul rafetul. alors beneen point bi nga xam ni boobu dépassé affaire foncier bi. waaw beneen point bi gën a métti ci bidonville yi. mooy ndox. d'accord xam nga ndox dafa am solo ci dëkkuwaay nit. la plupart du temps ñii am nañu ndox. mais nag am na bidonville yu bari xam ne amuñu ndox amuñu assainissement. mais c'est normal que ñu bañ a am ndox Alioune Badiane. parce que ndax amuñu règle nekk ñu en règle. voilà et puis pour ñu am ndox am courant il faut que ñu viabiliser. dëkkuwaay bi mais fii boo gisee ci Grand Médine. am nañu ndox am nañu électricité parce que yàgg nañ fi bidonville bii ñuy wax Grand Médine. ci indépendance ba tey mi ngi fii. 1963. lañ ko créé woon fii. tey Grand Médine toll na ci lim bi nga xam ne mooy officiel bi. waaw officiel bi mi ngi toll ci ay 22-23 000. mais boo ko seetee. ci dëgg Grand Médine toll na ci 40 000 ba 50 000. waaw dinañ jóge fii. mais parce que aussi ville dortoir la. am na ñu bëri nga xamante ni dañuy liggéey guddi ba guddi rek. lañ fi rek daal di nekk. voilà ville dortoir la te mooy bidonville bi nga xam ni pratiquement boo ko boolee ak Arafat. mooy bidonville bi mujj ci Dakar. commune de Dakar. ville de Dakar li nga xam ne mooy seen rëdd. lii pratiquement mooy bidonville bi fu mujj. bidonville bi waroon nañu ko yóbbu bi ñuy def Sénégal 92. defoon nañ fi benn plan d'ensemble. ba nga xam ni bidonville la fa doon dem. maanaam Sénégal 92 ba ñu koy def. dañoo naroon jëlee fii Grand Médine. voilà dañ ko waroon jëlee mais nag. te loolu nekk na situation bu nga xam ne ni tey rattrapé nañu parce que tey population bi demee na nu nga xam ne nii kenn mënut leen fi jëlee ba tax na léegi ONU Habitat ànd ak gouvernement du Sénégal ak fondation droit à la ville naa woo Ousmane mu ñëw fekk si ma ci kanam waaw ci kanam pour que ñu mën a wax ñoom
yan matuwaay lañ jël. pour que Grand Médine nekk dëkk bu nga xam ni. dañ koy restructurer régulariser ko. ñi nga xam ne ñoo fi dëkk ñu jox leen seen i titre foncier. ñu mën a am légalité. def ay plan ubbi compte ci BHS. di mën a cotiser pour que li leen état bi dimbali. ñoom tamit mu fekk ci seen loxo. mais justement avant ñuy wax waxu restructuration yi gis nañ koñ yi. nu mu xatee. sànq sax ci axe principal bi gis nañ ay kër yi nga xamante ni jot nañu rek daal di toj devanture bi. pour aussi defaraat Grand Médine restructurer ko wax nga ko. léegi monsieur Mbodj dina ñëw wax ci loolu ak ñun mais tracé bi ñu gis ni kan moo ko fi def. tracé bi nit ñoo ko fi defal seen bopp. amul plan ñoom ñoo xool nu leen neexee ñu tabaxee ko noonu. amuloon plan après la ñu indi plan. defal plan de restructuration d'ailleurs boo ko xoolee Grand Médine. macha allah yàlla dina leen defal sutura ndax BRT bi war na jaar fii. BRT mooy waaw mooy bus rapide transit bi nga xam ni. ci projet bi CETUD teg. mu jógee Guédiawaye di dem Dakar. fii lay agsi. d'accord BRT bi day dem connecté. ak kii bi ñu TER bi. waaw pour que léegi mën ngaa jóge fii Grand Médine. dem jël TER bi. dem Diamniadio wala nga dem AIBD. aéroport bi ci lu gën a gaaw donc moo tax ma ni seen situation nekk na situation bu am solo situation bu stratégique ba dëkk Grand Médine su fekkee defar na leen ay plan yu baax tubaarkàlla dëkk Grand Médine dina nekk dëkkuwaay bu baax mais nag bu boobaa day fekk ñu ubbi yoon yi ba nga xam ni oto dina fi mën a jaar population yi tamit ñu respecter seen bopp respecter seen i droit ak seen i àq ak yelleef ndax maa ngi ko doon wax ak kenn léegi si seen assainissement war nañ ko mën a toppatoo waaw fii am na juróom-ñetti gox ci Grand Médine juróom-ñett 8 quartiers am na fi 8 quartiers yooyu bu ñu organisé woo ñu dox wut seen i chef de quartier wut seen i programme maanaam gën a structuré parce que gis nga dëkkuwaay boo ci nekkee tamit urbanisation nekk na lu nga xam ni ku ci nekk daf ciy def loxoom dëgg la du état bi rek moo koy def du commune bi rek moo koy def ñi nga xam ne ñoo bokk dëkkuwaay yi ñoo nekk ci gox bi ñoo jokk ci gox bi ñoo ko war a dox boo gisee dëkkuwaay yu mel ni leen gën a caractériser tamit mooy xale yu ndaw yi waaw gis nañ ne la population est assez jeune. la population voilà ay assez jeune presque bébé yi ñu fi gis bari na lool waa xale yi moom vraiment macha allah. te loolu soo ko gisee li muy laaj ci éducation. li muy laaj ci santé. li muy laaj ci toppatoo. nekk na lu nga xam ni loolu mooy mandarga. tey dëkkuwaay yi ñu wax li ñuy wax ville yi. dañuy bari pression urbaine. te xale yooyu bu ñu màggee dañuy bëgg liggéey. te loolu nekk na lu nga xam ni dëkk yi ak dëkkuwaay yi war nañ ko toppatoo. dëgg la parce que urbaine buñ koy wax ak dëkkuwaay. capacité bi mu am pour jox nit ñi liggéey. ak xëy moo tax. te léegi su fekkee ni population bi jàngaluñu leen. ay xale moom nekk nañu fi macha allah. ay xale yi nekk nañ fi tubaarkàlla boo gisee comment dire li fi nekk. nga war a xam ni fii. am nañ espoir mais nag espoir boobu il faut nga tabax ko. pour que dëkk ñu mën a justement sax dañ lay bàyyi nga woo ki nga xamante ni moom mooy monsieur Mbodj. waaw mu ñëw ci suñu wet. nga présenté ko monsieur Mbodj mi ngi nii monsieur Mbodj maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Dieynaba. sànq ñu ngi doon wax waxu restructuration wax ñu rek fondation bi ban façon fondation la. waaw fondation droit à la ville nekk na benn structure boo xam ne nii état bi moo ko mettre en place donc par décret de 1996. donc pour accompagner état bi ak collectivités locales yi ci dëkkin yu mel nii maanaam dëkkin yu mel nii Sénégal yëpp bu fa nit naree def dara war fa liggéey dafa war a woo fondation droit à la ville mu ñëw assister ko parce que fondation bu droit bi dafa am ci biiram équipe pluridisciplinaire boo xam ne ay sociologue la socio-économiste ñëpp nekk ci biir ay spécialistes fonciers géomètres ay ingénieurs ak ay urbanistes ñoom ñooy ñëw n'est-ce pas waxtaan ak population bi def état des lieux bi parce que déjà comme ni ko monsieur Badiane waxee ñoom dañoo ñëw dëkk sans droit ni titre ba pare dañu ñëw dëkk te amul planification préalable maintenant léegi pour jooyanti loolu n'est-ce pas donc da ngay ñëw am état des lieux bi am recensement bi état des lieux bi moo lay woon kër yi fi nekk yëpp ak mbedd yi ni mu sewee ni mu dëngee yëpp da la koy génneel ba pare recensement bi moo lay mën a permettre kër gu nekk nga mun faa def borom këram boo defee recensement ba pare identifier leen voilà bu ñu leen identifier ba pare nag am na liggéey boo xam ne n'est-ce pas fondation da koy def ba nga xam ne nii dañuy aboutir ci li ñuy wax plan de restructuration maanaam il faut ñu def atelier de planification parce que dëkk yu mel nii pour nga jubbanti ko il faut que population bi ànd ci pour population ànd ci nag ci biir atelier de planification yi ci dañ koy mën a waxtaan. mais justement fan ngeen toll jamono ji ci Grand Médine. ci Grand Médine boo xoolee plan de restructuration bi valide nañ ko ba ñu ngi woon ci benn projet pilote parce que dafa am lu ñuy wax programme participatif d'amélioration des bidonvilles ONU Habitat n'est-ce pas indi woon ko fi ak ñoom monsieur Badiane boobu moo ñu jàppale ba nga xam ne actuellement nii projet pilote bi sori nañ ci ubbi nañ ñaari mbedd
bu jógee ci station bi dem ba ci boor stade ba ak bu jógee ci jumaa ji dem ba ci tali bu bees. ñi ngi koy am projet pavage. ñi ngi am projet pavage parce que li ñu bëgg mooy mutualiser les moyens maanaam pour nga régler problème bidonville yi kenn nit rek mënatu ko. benn ministère mënatu ko il faut que ministère yëpp booloo. ubbi nañ mbedd yi wan nañ lañ war a mën a liggéey bu ñu ubbee mbedd yi ONAS ñëw liggéey SDE ñëw liggéey indemnise ñëw ñoo xam ñoom leen laal ONAS ñëw liggéey AGEROUTE ñëw liggéey ñëpp ñëw liggéey dina mu dox. maintenant après ñu jàll li ñuy wax régularisation foncière parce que léegi aussi bu ñu jooyantee dëkkin bi ba pare dañ leen jox ay këyitu kër. donc état bi dafa ay titre foncier lay doon lu ñuy wax droit de superficie maanaam boo ñu ko defee titre foncier parce que aussi dëkkin yi aussi boo xoolee am bi demewul noonu donc bu ñu ko defee titre foncier la ñuy fay mën naa di bari mais bu ñu ko defee droit de superficie dafa nekk titre foncier boo xam dañ ko inscrit dans le livre foncier de l'état ba pare moom moo gën a yomb ci nga xam ne ni seen doole demewul noonu donc loolu leen droit état bi jox ñu koy wax concession de droit de superficie ñu inscrit ko dans le livre foncier lépp lu titre foncier mën na ko waaw boo xoolee nag loolu aussi moom la régularisation foncière. population bi war nañu xam ni bu leen jox ay këyit yooyu aussi dafa comme ni moo droit de superficie da leen mën a tax nga mën a dem ci banque yi nga leb xaalis nga defar sa kër ni mu waree. D'accord, ok. mais loolu pour nga mën ko def aussi. da ngeen di ubbi compte. wax naa leen tout compte à Banque de l'Habitat du Sénégal da leen di jàppale. yeneen partenaire au développement jàppale leen. ni Ousmane waxee léegi aussi. projet yu mel nii benn ministère rek mënu ko. benn réew rek sax mënu ko. il faut que nga boole say doole. sa xam-xam ak sa alal. nga def ko ba nga xam ne ni ñëpp dañu mën a intervenir. D'accord, xàccandoo doorandoo boobu. parce que restructuration bidonville dafa jafe. te Sénégal fi mu ne. ñu ngi toll ci pratiquement am na bon ñu ngi nekk ci réew yi nga xam ne Maroc moo ñu jiitu parce que Maroc 11% la ñu am de prévalence. ñun ñu ngi toll ci entre 25 et 30% de bidonville. moo des encore ci suñu réew. am na quelques années programme avec Alliance des villes bu ñu fi indi woon. ak El Hadj Mansour Tall ak ñoom. suñu projet boobu. moo ñu dimbali woon ba ñu def cartographie. d'accord fi ne Sénégal xam na ne bidonville yi fi nekk yëpp. d'accord voilà okay. mais bidonville bu mel nii bii Grand Médine moom. macha allah vraiment am nañ ci yaakaar trop. te defe nañ ni lu Ousmane wax. su fekkee ne këyit yi mat na. ñu jox nit ñi seen ak seen yelleef dinañ mën def li nga xam ni. moo war ci ñoom. c'est-à-dire que ñu jël seeni responsabilité defar seen kër. defar seen dëkkuwaay. jël seeni responsabilité defar. li nga xam ni mooy li leen war ku ci nekk sa dëkkuwaay. am na lu la war loolu dama ci insister bu baax a baax. ndax nit ki boo dëkkee tamit am na lu la war. dëgg la dëkk ci boo dëkkee ci dëkk bi da ngay war a fay say impôt. te wóor na ma ni fii Grand Médine est-ce que ñu ngi fay impôt fi mu ne nii. amul kenn parce que ils sont irréguliers. voilà donc loolu aussi nekk na ci lu nga xam ne ci dëkkuwaay am na solo. mais man li ma seetlu sax Grand Médine bi nga xamante ni peut-être daan naa fi ñëw peut-être ay atum 2000 teg 2005 changé na bu baax parce que maintenant j'ai vu que nit yi ñu ngi investir bu baax a baax ci dëkkuwaay yi. maanaam réfectionner kër yi wala sax yenn say tabax ay kër yu taaru loolu nag di wane ne. beneen aspect bidonville la ñuy daal di gis fii. voilà parce que gis nga nit ki ci bidonville boo ko joxee confiance. ni ko duma la fi jëlee. jox ko yaakaar rek mu daal defar boppam. loolu am na solo trop parce que nit ki foofu mu dëkk bëgg na lu baax. mais su fekkee ne da ngaa dëkk ci ay baraak lu nga xam ne tout le temps day lakk. tout le temps bu ndox mi ñëwee sa kër wale. loolu baaxul ba tax na tey Grand Médine effectivement am na mu ngi changé xar kanam. wóor na ma ni restructuration bi su paree. jox leen ay at. nga ñëwaat fi doo ko xàmmee. mais nag pour que mu mën a dox il faut que mbedd yi ubbeeku. il faut que ñu am électricité mbedd bi ñu nekk nii xat na oto mënu fi jaar. damay jël rek exemple kër gi nga xamante ni mi ngi nekk nii si suñu wet. à la droite moom dañu ko defar ba pare. te peut-être bu ñu doon restructurer defaraat tali bi dinañ ko rek daal di dindi donc c'est un investissement bi nga xamante ni à perte lay nekk. baaxul parce que loolu moo tax comment dirais ñu war leen a ñaax ba nga xam ne bu ñuy defar tamit. ñu mën a jël en compte ni ëllëg si biir. su fekkee ni fii defar nañ ko ba mu baax. ndax oto dina fi mën a ñëw. ndax ambulance dina fi mën dugg. ndax sapeur pompier dina fi mën dugg. taxi dina fi mën jaar. parce que tey kii nit ki ku dëkk fële ci biir ne. buy ne ay bagages fii amul dara lu ko mën a yóbbu lu dul saret wala scooter. amul dara lu ko mën a yóbbu ndax mbedd mi xat na xataay bu nga xam ni. te lii mooy nekk li nga xam ne moom laay gën a ñaaxal moom laay gën a insister ci programme dëkkuwaay ci Ndakaaru fii en particulier même fu nga yaakaar ni moo gën a jekk ci dëkkuwaay boo demee Sacré-Cœur nga dem Almadies nga dem fépp même problème bi la ñuy am même problème bi la ñuy fekk ak Grand Médine te loolu jekkul rafetul urbanistes yi seen bopp war nañu seetaan seen bopp
nguur gi war na seetaat seen bopp. planification bi nuñ koy doxalee ci en matière d'urbanisme ñu Dakar. jaaduwul des na. mais justement li ñuy wax ne tungu ne du teew ñuy nataal. am na ñenn ñi nga xamante ni ci askanu Grand Médine la ñu bokk. Amadou Sall ñu ngi lay fay. wax dëgg yàlla boobu ONU Habitat ak fondation droit à la ville ñuy si ñun fii ba tey parce que fii 2001 ba tey la ñu créé benn GIE de restructuration mais dafa am nu mu doon sooxee ba dans les années 2014 waa fondation droit à la ville ak ñëpp ñëwaat fii wax dëgg yàlla boobu ba tey ñu ngi siy gis ay jàmm ñoom def nañ fi 24 ateliers de sensibilisation c'est-à-dire boobu ñu ñëw dañoo diviser Grand Médine en 8 quartiers quartier bu nekk ñoom ñu ñëw fa ak seen i nit ak délégué de quartier ak personnes ressources yi waxtaan ak ñoom si mbirum urbanisation waxtaan ak ñoom si mbir yëpp léegi nag boobu ñu waxtaanee ak loolu priorité yi moo nekkoon ñu jéem a am ñaari mbedd yu mag. BRT bi kër yi muy laal dina laaj 72 concessions lay laal donc ci biir loolu am na collectif bu taxaw boo xam ne mooy dox ci entre CETUD ak Grand waaw indemnisation yi commencé na parce que waxtaan nañu je pense que conscient woon nañ ci loolu juboo nañu liggéey baa ngi dox suñu diggante ak CETUD lépp leer na je pense que am nañu ñu commencé indemniser mais ñu ngi ci processus bi daal di xaar li nga xam ne moom moo nekk suñu kanam. urbanisation organisation la laaj. nit ñi bu fekkee dañoo dëkk. bokk dëkkuwaay. bokku jëmuwaay. bokku xalaat. war nañuy daje am seen organisation. te loolu lépp tamit vraiment bu amee ñu ngi ci sant ministère de l'urbanisme. sant ci fondation droit à la ville. ñi nga xam ne ñoo leen ko mënal. tey ñu ngi sant CETUD. parce que BRT bu ñëwee fii. dina indi beneen xar kanam ci Grand Médine. gis ngeen sànq Alioune Badiane lu mu doon wax jëmee ko ci xale yi mais aussi si droit à l'éducation bu ñu rek daal di am sànq maa leen ko doon wax ci émission bi jàll nee naa leen Sococim dañoo am responsabilité sociétale d'entreprise daal di koy jagleel gone yi ñu xoolal la ñu rek daal di jox gone yi rawatina nag ci mbirum bibliothèque yeeg yi ni mel. centre culturel Maurice Guèye chaque mercredi pour ñëw jàppale suñu xale yi. parce que dama remarqué ne am na xale yu bari yu nekk suñu école si inscrire fii bon pour mën a rehausser seen niveau daal bon léegi nag ma waxtaan ak ñoom li mu doon def nii ñu ko tuddee jeu des lettres et des mots bon léegi nag li ñu def nii souvent ay questions grammaire orthographe gi demee noonu ñu def bon par rapport ak li ñu jàng si lire si bibliothèque bi bon ñu mën a xool ndax yenn mots yi dañ ko mën a bind daal correctement. bon boo xoolee affaire bi daf leen intéressé ak de telle sorte que avant may ñëw parce que dañu xool ba normalement si lettre bi ñu war liggéey parce que nous travaillons sur toutes les lettres de l'alphabet yëpp la ñu parcourir donc de A jusqu'à Z chaque semaine dañuy jàng benn lettre ñoom déjà dañu ñëw xool dictionnaire bi xool quelques lettres yi nga xam ne si lañu war a liggéey si jour boobu waaw mais également bon ñu leen di defal ay leçons d'orthographe de conjugaison di xool ndax yenn fautes yi affaire yi nañ ko mën a rectifier daal. lu fondation may andi daal lu rëy la quoi parce que xale yi du ñu dem di dox yi di vadrouiller ji ñu ngi fii ñu leen di jàppale bon te am bëgg nañ ko daal boo xoolee école yëpp si ñëw école privée yi école publique yi boo xoolee par rapport seen blouse yi di nga xam ne ñëpp a ngi fi ñëw daal te affaire bi lu am solo la daal. parce que boo xoolee. faute yi peut-être mënoo ne ñoom ñëpp dinañ dem à 100% mais li ci ëpp moom di nga gis ne dina am amélioration quoi waaw donc vraiment am affaire bu am solo daal. man je trouve ça très bien gis naa ne loolu franchement lu am njëriñ la loo xamante ne dafa war a ñëpp a ko wax a def dafa wax a nekk dans les coins yëpp man su ma ko gisee nii man damay am envie sama doom ñëw participer c'est vrai que fi ma dëkk dafa sori mais dama koy gis damay kontaan parce que nii franchement. parce que booy jàppale xale la ñuy jàppale comme ni ñu koy waxee parce que xale moom mooy doon magu suba mais activités yi ñuy promouvoir yi ñuy kii ci boppam moom moo am njëriñ parce que xale mënoo koo jàppale lenn ci lu dul ci jàng voilà man je vois que c'est très intéressant bu ñëpp mënoon na def ni ñoom daal waaw dina baax trop. gan gi baax na ci gune kër gi
ñu yegsi nag mbokk yi ci liggéey bi nga xamante ni kenn ci suñuy partenaires yi mi ngi koy rek daal di def di Banque de l'Habitat du Sénégal xam ngeen ne nag waa BHS saa su ne dañuy xool naka la ñu war a gën a mën a jege askan wi moo tax ñu indi lu yees kon ci biir banque bi tuddee ko plateforme des crédits immobiliers ki ngeen gis ni nag ci image yi moom mooy Babacar Sané Ndiaye moom moo jiite kon plateforme boobile ñi di nag ay kon yeesal yu bare bare ci wàllu woowu loolu yëpp nag ngir gën a mën a jege askan wi ñu ànd ak moom mu wax ñu lan mooy li ñu mën a rek daal di am ci plateforme des crédits immobiliers. Direction de la plateforme des crédits immobiliers bala may leen di leeral lu ko wund da ngeen may rek ma def fàttaliku bu ndaw ci lu tax a jóg Banque de l'Habitat. Banque de l'Habitat ñi ko sos léegi mu am fanweeri at ak juróom-ñett li ko tax a jóg mooy suñ mbokk sénégalais yi fépp fu ñu mënti nekk mu nekk fii wala mu nekk bitim réew ñu dimbale leen pour ñu am kër ci nu mu gën a yombee. nan lañ koy defee dañuy gunge suñu partenaires yi ñi naan promoteurs yi publics yi ak promoteurs privés yi nan lañ leen di dimbalee promoteur bu am projet bëgg a tabax cité wala bëgg a viabiliser ay terrain dañuy ñëw ci Banque de l'Habitat mu lebal leen xaalis pour que ñu tabax cité bi léegi lebal bi ñu leen di lebal dafa am nuñ ko nar a fayee cité yi suñu paree clients yi nga xam ne dañoo bëgg a jënd kër wala dañoo bëgg a jënd terrain ci promoteur bi dañuy soxla Banque de l'Habitat di leen gunge lebal leen xaalis njiitu banque bi nag ne pour que promoteur yooyu xaalis bi ñu amel ñu fay ñu ko nu mu gën a gaawee ak suñu clients yi mën a yegg ci crédit yi nu mu gën a yombee dañ ne léegi dañ créer benn direction bu bees bu ñu tuddee direction de la plateforme des crédits immobiliers direction boobu ci gàttal moom mooy étudier bépp client bu bëgg a jënd kër ci promoteur wala mu jënd kër ci coopérative wala mu bëgg a jënd terrain ci promoteurs yi. Promoteurs yi nga xam ne aussi lebaluñ leen xaalis te ñu agréé leen agrément mooy lan mooy promoteur bu bëgg a tabax cité te soxlawul Banque de l'Habitat lebal ko mu am xaalisu boppam client bu bëgg a jënd terrain wala kër ci moom direction de la plateforme des crédits immobiliers moom mooy étudier dossier. Direction mi ngi ci surtout Zénith mais am na aussi benn agence bu bees bu direction générale créée ñi ngi koy tuddee espace immobilier et espace conseil espace immobilier espace conseil mi ngi léew agence bu ñuy tuddee agence Léopold Sédar Senghor dafay lu bees parce que dafa wuteeg yeneen agence yi ñi koy tuddee sax agence non bancaire pourquoi agence non bancaire soo xoolee yeneen agence yi soo bëggee déposer xaalis mën nga dem déposer ji fa xaalis soo bëggee retirer mën nga dem retirer mais agence boobu direction générale dañ ne nañu def benn nouveauté ci lan agence bi lu ko tax a jóg mooy di xelal clients yi ci seen bépp soxla ci mbirum kër ak mbirum banque ci mbirum kër su dee da nga bëgg a jënd ci promoteur yi nga bëgg a ñëw Banque de l'Habitat soo demee ci agence boobu noonu dinañ la xelal calculer la li nga mën a am wax la dossier yi nga bëgg yi nga war a déposer pour mën la gunge ci sa mbébétu kër su dul loolu aussi soo bëggul jaar ci promoteur yi parce que quand même il faut que ñu fàttali ne du lekk clients yi nga xam ne dañuy jënd ci promoteurs yi la ñuy accompagner client mën na am terrain mel na yow nga bëgg koo tabax soo ñëwee ci Banque de l'Habitat su ko étudier mën nañ la lebal nga tabaxal sa bopp terrain wala nga bëgg a jënd kër ba nga xam ne sa mbokk wala sa xarit moo koy jaay agence boobu noonu day xelal client yi client bu bëgg a ñëw ci Banque de l'Habitat lépp loo bëgg dañ lay gunge xelal la ba sa dossier mag agence boobu noonu jël ko déposer ko ci banque bi ñu étudier ko soo bëggee ubbi compte aussi soo fa demee mën nañ la gunge nga ubbi compte képp ku dul sax client BHS nga bëgg a xam BHS soo demee ci agence bi même soo amee réclamation dañ jël en charge sa mbëbët ba mu sotti bépp client ba nga xam ne da ngaa bëgg tey jii ni am soxla ci kër yu promoteur yi di jaay muy promoteur privé yi wala promoteur public yi muy SICAP HLM soo fi ñëwee lépp loo soxla ci information dinañ la ko jox soo amee dossier aussi dinañ la ko étudier ba mu sotti incha allah. espace immobilier bi ni ma ko waxee dafa bokk ci direction de la plateforme des crédits immobiliers nouveauté bi rek mooy espace immobilier bépp soxla bu client bi am ci banque bi de manière générale suñ fa demee dinañ leen jox information yi ñu soxla mais ci direction de la plateforme bi la bokk ñoom aussi comme nañ koy defee dañuy étudier dossier promoteurs yi ak coopérative yi ñëpp ñu bëgg a jënd ci ñoom. di jaajëfal waa Banque de l'Habitat du Sénégal bu baax a baax mais aussi suñu partenaires yi nga xamante ni ñoom ñoo bokk kon ci émission Sama Kër waa Sococim Industrie ak ñeneen ñi nga xamante ni dinañu rek daal di dugg ci fan yi ñu dëgmal fii la ñu yem ak yéen ci émission wu tey jii di gërëm bu baax a baax ñi mu ci
àndaloon Alioune Badiane urbaniste xelam màcc loolu ci wàllum kon urbanisme ak nañu rek daal di tëralee dëkk bi kon gërëm ko bu baax a baax ci disponibilité fi la ñu yem ak yéen kon ci émission wu tey bi ci caméra yi ñaari Diagneen muy Lamine Diagne ak Alioune Diagne ci montage bi Nourou Wane mais aussi Mame Cheikh pour la logistique di leen jox di daje incha allah beneen yoon pour seen émission Sama Kër.